téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Oumar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal tey nag lu ñuy waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllum suukar si ndax mbir mi dafa yokku ndax gis nañ ni suukar si yokk na ba nga xamante ni jaxal na ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi ak industriel moo tax tey ñu si dalal Oumar Cissé Oumar maa lay dalal jàmm ci plateau Kenno Askan Wi fii si ITV. Hadj Malick ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu waat gi yëpp am mbégte ñëwaat fi beneen yoon bi beneen yoon la boo xam ne ñëw nañ ko fi ay yoon nga ñuy invité ñuy bokk di jàngat li nga xam ne moom mooy soxla réew mi surtout aju ci wàllu économie ci wàllu wi ñu nekkee kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di wax ne kontaan nañ macha allah. Oumar Cissé gis nga suukar si yokk na coow li bëri na mu metti ñi nga xamante ne ñooñuy consommateurs yi ak jaaykat yi si deuxième partie émission bi tamit daañu waxtaanee situation bi xew Mali ndax ban impact bi nga xamante ni am na ci réew mi ci wàllum comme ndax commerçant yi yëg nañ ko baax a baax rawatina aussi commerçant yi ak industriels yi alors suukar si yokk na la ko askan bi gisee bi la yokk nga xamante ni métti na trop si dëkk bi moo tax Khadija Diouf amal na si reportage da nga koy teewlu dellusiwaat si plateau bi. lii di couleuru drapeau Sénégal fës lool bu dugg si biir marché bi fii nag ñi fi nekk di dund ba tey lii di bànneexu coupe bi. ci marché Grand Dakar li nga xam ne moo di yokkute njëgu suukar gi ñëpp di ko waxtaanee Wuri Diallo ab grossiste la. mu ngi doon jar 27500 27750 la woon bu ma demee laajte ñu ne ma mu ngi ci 31000 30750 31000 bon boo defee 27750 moins de 31000 presque ñaata 28 29 30 33 000 presque 250 francs lañ ci yokk ci sac bi parce que bu muy jar 27750 ñu ngi doon jaay 600 donc fi mu ne mu ngi ci 31000 en presque mu ngi génne 600 presque plus 600 léegi donc mun nga jàppale client consommateur yi nga jaay 650 mais la plupart que yaakaar naa ne 700 la ñuy jaay. ñu fekk ko ci boutique am muy jaay lii di ay clientam kii di Ousmane Gueye mi ngi ñuy xamal ne yokkute suukar gi arrangé wu leen benn yoon. non différence bi moom bëri na quoi bëri na trop. oui parce que loolu du ñu arrangé ñun commerçant yi du ñu arrangé parce que bu fekkee da nga ko jënd teg fii client ñoom duñu gisee noonu dañuy yaakaar yaa yokk bagage yi affaire yooyu noonu instant bi 700 lay jar détail bi 700 lay jar waaw 600 la doon jar nag. léegi nag dañ koy yokk quoi non arrangé wuñu ba pare doo si génn affaire boo jëndee saako suukar bi doo si génn. yokkute suukar gi métti lool si jaaykat yi waaye tamit si ñii di borom kër yi yaay ji ñu fekk fii mi ngi ñuy xamal ne yokkute suukar gi métti na si moom torop. suukar si dama wax dëgg ñun yaay jaboot yi xam nañu suukar si seer na ndax moom Sénégal ku gis ni rek xam ni jamono ji métti na. waaw suukar seeg ceeb beeg diwlin beeg yëpp a seer kuy wax dëgg te yàlla te xam ne seer na wante nag dañuy ñaan rek lu ci mën a wàññi rek ñu wàññi ko waaw ndax ñun njaboot gi ñun seer na sonn nañ torop ñun yaay yi ci kër gi sonn nañ waaw suukar loo xam ne dañ koy faral di ndax booy attaaya da ngay suukar te sama borom kër daa bëgg attaaya booy jus da ngay suukar booy caagari da ngay suukar looy mënti de suukar la. njëgub saaku suukar. bu juróom fukki kilo bi ñu doon ko jaayee juróomi junni ak téeméer léegi njëg bi dem ba ci juróom benn junni ak ñaari téeméer lii la nag di ab situation bi nga xam ne arrangé wul lii di jaaykat yi waaye tamit ñii di borom kër yi ba tax ñii lee li ñuy ñaan rek moo di lii di nguur gi jàpp si ba nga xam ne dund gi dina wàññi ba mën a yomb si ñëpp. kon reportage bu soxna Khadija Nat Diouf ak tamit ki nga xamante ni moom moo di Chérif Gueye mi nekkoon ci caméra bi alors reportage bi nag li ma si gën a neex bokk na si soxna si maire bi wax ni sooy attaaya da ngay suukar naam sax suukar gu bëri baaxul maanaam daal suukar daal lu nekk daal foog nga jëfandikoo ko ndax foog mu saf suukar ngir nga mën ko naan ko nga mën ko lekk Oumar Cissé da ngay dëggal li mel. jërëjëf Hadj Malick Mbayeen je crois. c'est normal mu waxee noonu effectivement wax dëgg Sénégalais day consommer lu bari ci suukar.
gis naa sax léegi oui maccat sax dañ ciy def suukar. day am suukar. li wax nag. oui mooy ne yokku na. dégg nga commerçant yi wax nañ consommateurs yi wax nañ. léegi nag mu des ñu xam yokkute bi lu ko indi. lan moo ko waral. li doy waar nag te yërëmtalu trop mooy lépp dañ koy teg commerçant bi. ah bon. boo waxee ñu ne ñoo ko yokk ndax dégg nga ci reportage bi nee na. oui arrangé yokk bi ñun arrangé wuñu ñun commerçant yi. ndax bu ñu ko defee dañ naan yéen a ko yokk. te sac bi doon jar. voilà 25 500. 27 dali ba 000 30 000 ba loolu 31 000. dafa metti quand même bëri na de. bari na trop léegi nag ndax commerçant bi la ndax état la ndax lan la loolu mooy jàngat bi. waaye jàpp naa ne suukar si moom mu jaa yokk barki Dembo Ndiaye dégg nga fi mburu mu yokk. oui lu ko waral mooy farine bi blé bi. ak yi muy àndal moo yokk. ba tax na dem nañ ba meunier yi ne dañuy arrêté soit ñu yokk wala ñu taxaw. oui finalement bi ñu calculer xool gis ne yokk mënul ñàkk ñu yokk de la même façon yokk bi li ma bëgg a njëkk a wax mooy du commerçant yi ñooy jékki-jékki di yokk ndax basi daf ci am produit yoo xam ne du commerçant bi fixé prix bi état mooy fixé prix bi suukar ci la bokk ndax dafa nekk ay denrées yoo xam ne dafa nekk jëfandukaay yoo xam ne yu sensible te comme ni mu ko waxee li ñu koy jëfandikoo dafa bari trop mënuñ bàyyi commerçant bi def lu ko neex moo tax dañ koy tënk ci ay prix yoo xam ne sañu ko weesu yow jëndkat bi sax bu la ko jaayee prix bu bokkal ak li ñu ko tënk am nga droit sax yóbbu ko ci yoon kon buñ waxee ne suukar yokk na wala meew wala mburu yooyu buñ jàpp benn yoon ne commerçant bee ko yokk au contraire commerçant bi da ciy gaañu xam nga lu tax parce que su yokkoo jaay ko du yomb muy benn li nga daan jaay ñaari fan mën ngaa toog semaine du jeex loolu déjà du sa avantage yow ñaari ba la nga daan am mën nga koo bañ a amati ci bénéfice kon ba léegi yaa ngi gaañu ñetteel ba nag mooy lu ne da nga ko ci dégg léegi sax moom boo nooyu xol yaatuwoo dënn sax jàppante dana ci am ndax léeg-léeg nga gis ku ñëw wax la ci wax jul bay wax da si fait li kon li ngay gis mooy commerçant bi walla kulli xaal oui moom mooy ci bëgg a dee mooy ñàkk mooy wàññi bénéfice may manqué jàtteem yéex ñu xas ko ci wax ko lu nekk léegi nag dafa am daara yoo xam ne daanaka sax mën naa wax ne du daara de première cité yi donc waxoon naa ko fii oui danaa ko waxaat très bien mooy Covid bi mooy commencé di payer ses frais am yëpp daal Covid bi moo ko waral. gis nga ci Covid bi yàlla dafa ñoo nattoo ñun Sénégal malheureusement li ñuy dundee la ca gën a bari dañ koy importer. mu nekk lu doy waar. moo tax ma ne leçon bi gën a mag ci Covid bi gannaaw bi nga xamante war nañoo góorgóorlu ba suñu système sanitaire ñu defar ko ba macha allah yu mel ni bu amee ñu mën a faire face. mooy suñu biir yi dañ fexe ba protéger ko. suñu biir dañ fexe ba Hajj Malick di bay li ñuy dundee di dundee li ñuy bay. très bien am na solo. très bien su ko defee. oui. bagage yi nga xam ne dañ koy jënd ti moo ëpp ci li ñuy consommer. fañ koy jëndee yokku na loo doon jëndee $1 tey boo ñëwee ñu ne la $1.5 wala $1.2. wala sax du simple au double. benn nga doon jëndee ñu ne la léegi ñaar. te léegi-léegi marge de manœuvre bi nga daan am sax. pour mën a dem négocier. amatoo ko léegi bi sax mën a toog. doo dem doo dem. su ko defee waa ji daanaka day am mémis ci yow daanaka doo sañ a bañ. très bien alors Omar Cissé ñu gis ni njiitu réew mi dem si conseil des ministres abordé na question bi mu ñaax jëwli nga xamante ni muy jëwli bi amee wàllum commerce ak ñu mu soxal ñu jël si ay mesures nu mu gën a gaawee ngir lépp lu jëm ci wàllum njëg yi ñu jublu si fexe ba indi si ay saafara askan bi ma ci gaañu. waaw xam nga. te bii du bu njëkk. saafara yi. mooy li ma doon wax il faut balaa ñuy mën a saafara. oui ñu diagnostiquer xam lan moo ko indi. ñu dem ci cause yooyu xool ndax mënees na cee teef saafara wala déet. wax naa la li ñu doon jëndee yokku na. transport bi ñu doon def. pour bagage bi ñëw. moom it jógee woon na ci du simple au triple. conteneur ba doon fay nangam tey mën nga cee fay 3. conteneur. noonu ngeen di dundee yéen. loolu la ñuy dundee commerçant yi ak industriels fi yi ñuy wax nii tey conteneur yi nga xam ne fay $5 wala $4,500
ba $4000 tey da ngay ñëw ñu la $16000 $13000 $12000 am na fi jamono yoo xam ne demoon na fi sax ba $18000 te même produit bi la même trajet bi mu doon def lay def waaye am leneen lu ci yokk mooy retard yoo xam ne li muy causé ci perte ci commerçant yi ak flambée des prix bari na ay retard de 3 mois ci conteneur yi. mais retard bi lan lay expliquer Covid bi. mais retard bi ba tey dañ koy yenn Covid rek. naan Covid bi dañ koy yenn. Covid bi ni ñu doon liggéey. demeetul noonu conséquence bi duggal jàppal bàyyil am na ñuy wàññi ñu bëri ce qui fait que rotation yi dafay xaw a wàññeeku su ko defee mu am rupture ci boîte yi nga xam ne moom la ñuy def kon bagage mu ñëw muy conteneur yi ce qui fait que sa délai yi léegi day yokk. très bien alors. léegi bu loolu amee nga jëndee mu cher lu raw la nga daan jëndee benn ñaar wala ñett ci la nga daan jëndee nga transporté mu cher bu toll ci benn wala ñaar wala ñett ci la nga daan transporté. mu ñëw fii. faw rek prix yi yokk mooy la fameuse règle là. oui. prix de revient égale prix d'achat. oui. plus frais. effectivement par conséquence. oui. prix de vente ou bénéfice égale prix de revient moins. dëgg la prix de vente mooy prix de revient mooy frais. mooy frais dëgg la. donc léegi loolu mooy cause yi kon yokkute li ñu daan jëndee. yokkute transport bi. oui tardé wu conteneur yi. très bien te suukar bi lu ci gën a bari tey. oui suukar bi dafa particulier parce que suukar bi. du commerçant yi koy indi. suukar bi. suukar bi fii lañ koy defaree. mais la moom lu tax nag suukar ñu koy defaree fii coow lu ni kur te maa ngi fàttali ko am na émission boo fi ñëwoon nga alerté jëm ci wàllum suukar si. dafa mel ne yow sa alerte woowu Omar Cissé directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal dafa mel ne lii nga xamoon lii da nga ko yëgoon maanaam bettu la. xam nga te alerte woo nga mais mbir mi situation bi foofu nañ toll. xam nga Sénégal fii on a tendance à déplacer les problèmes on les résout pas. dañuy faral di problème day am au lieu ñu saafara ko duñ ko saafara dañ koy toxal. su ko defee bu ñu demee ba jamono rek mu ñëwaat place. mu ñëwaat suukar bi noonu la demee. suukar bi. pour nit ñi xam. dafa am compagnie bu fi nekk boo xam ne moo koy defar. compagnie sucrière sénégalaise. su ko defee moom dafa am période yoo xam ne benn commerçant sañu la dugal suukar ci Sénégal. di ko jaay moom mooy jaay ba li mën a produire jeex benn weer ñaar ñu ubbi na commerçant yi nañ def suukar gab bi des ñu mottali ko exemple tey bu ñu ne Sénégal dañuy consommer 60 000 tonnes usine bi moom 40 000 tonnes la mën a defar pour Sénégal ci année bi. ñu ne kon 20 000 tonnes yi des nañ ko jox commerçant yi ñu indi ko kon boo xoolee commerçant yi fi ñu koy indi ci ñaari weer rek lay doon xam ne ñoo ko jënd indi ko kon li ci des yëpp compagnie bi moo koy defar mais compagnie bi itam matière première bi da koy importer su boobaa li ma waxoon sànq ci cause yi mooy la mu daan jëndee bu yokkoo la mu daan transporter yokk mais su ñëwee forcément mënul koo jaayee la mu ko doon jaay bi buñ ci boolee livraison yu yéex. oui. su ko defee quand la demande est supérieure à l'offre forcément des fois dana am prix yoo xam alors léegi jëm ci wàllum jafe-jafe yi gis nañ amoon na si jamono yi si ginnaaw fanweeri fan ak benn ci weeru août atum 2021 mooy at bi ñu génn lu ñuy wax conseil national de la consommation conseil national de la consommation boobu amoon na ay proposition jëm ci wàllum suukar beeg ceeb beeg fànn yu bëri mais ñu jugee ci conseil national de la consommation Omar Cissé fanweeri fan ak benn ci weeru août atum 2021 tey jii di fukki fan ci weeru février atum 2022 dafa mel ni lépp li nga xamante ni dëxañoon nañ ko ci conseil national de la consommation amul dara amul benn avancement mbir mi daf mel nañ ko ranger ci tiroir yi. waaw xam nga bokk na ci li ñu proposé woon mooy. il faut qu'on revoie les textes. ñu xoolaat texte yi benn càmbar problème ak benn compagnie wala benn société bu fi nekk di defar mais jamono nag day dox ay yéen. oui. ñi demoon ba amatuñ ba jeexal nañ léegi yàlla def na ba léegi mën nga am 32 dents yoo xam ne ku seetlu doo xam ne du say bëñi bopp. dëgg la nga posé ko mu mel ni yaa ngi say bëñ. oui. sëgam àgg nañ foofu wax dëgg yàlla benn nag société waru fee mën a nekk. kenn mën na def lépp. kon da ngeen wax ni foog mu am beneen société buy defar suukar ci proposition yi ñu revoir les textes xool naka la ñuy élargir même bu fekkee mënuñu am ay unités yoo xam ne day nekk des unités de production de fabrication de production. oui au moins bu nekk ay unités yoo xam ne dinañ mën a indi matière semi finie. bu ñëwee fii ñu def kii bi su ko defee loolu su amee benn ñaar ñetti plus yi fi nekkoon léegi-léegi manqué bi muy manqué mën naa saafaraw. oui. waaye prix itam mën nañ ci jouer parce que xam nga nag
gis nga bu fekkee li ngay jaay ñu bari dañ koy jaay da nga defaraat taxawaay waaye loolu ba léegi te man jàpp naa ne danañ fi dellu si waat déwén waxaat même problème waxaat même su fekkee jëluñ de suñ courage oui jéem a def li nga xam ne très bien alors mais lan la leen autorités yi wax rawatina ministère bi nga xamante ni moo am wàllum commerce ak PME di petites moyennes et entreprises yan tontu wala yan gage na leen jox ngir jëm si seen yéen si seen ay li ngeen di sàkku maanaam moo compagnie sucrière lu mu fi nekk rek day tax mbir mi day xaw a tàggatémbe su ko defee mbir mi ñu yaatal ko ba mu am keneen beneen société buy defar suukar. yaa yeey laaj bi ndax yaakaar naa ne lii benn la ci. oui. wala beneen la ci. ci ay plateau ñu wax ko. aje ci conseil national wax ko fu ne ñu wax ko waaye daal dafa mel ni question la boo xam ne kenn du ko tudd. moom daal dafa mel ni question la boo xam ne kenn du wax jëm ci. lu tax pour te dire pour tom salaaj bi. amuñu ci benn tontu. amoo leen si benn tontu. amuñu ci benn yéen ACIS di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb commerçant yi industriels yi ak ñeneen yéen gouvernement waxu leen dara lu leer jëm si fànn boobu la. boo xam ne nee nañ waaw li ngeen proposé woon léegi nañ xool la faisabilité lan lañ koy defee. te yow da nga gëm ni tant que loolu defuñu ko. jafe-jafe yi duñ si jógee. sëñ bi man ngaa d'accord ak man ni wax dëgg yàlla. benn ab usine war te mën a nekk Sénégal depuis l'indépendance bu léegi mu nekk fii. nit ñi di yokk yow ba fi nit ñi yokkuwul sax mënoo woon a matal wax nag nit ñi gën a yokk te duñu xalaat loo xam ne mooy yokk loolu mais loolu te mënta nekk loolu moom li wolof di wax la. bët du yenn waaye xam ne lu bopp attan sans compter léegi nga am ay problème mu technique léegi nga am ay problème mu finance. léeg-léeg kenn nit. donc solution bi régler ko définitivement mooy fexe ba li opérateur économique yi wax ñu def ko mooy ñu yaatal. alors yéen jamono ji Omar Cissé ma fàttali moom mooy tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi moom mooy directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal alors Omar Cissé commerçant yi nga xamante ni yéen ñoo nekk seen kuréel gi muy commerçant yi ak industriels yi jamono ji ba jafe-jafe yi tàmbalee jëm ci wàllum suukar bi nan la ñuy dundee. waaw lu metti comme li suñ mbokk mi wax nii rek. mooy ni lépp dañ koy xëpp si sa bopp tey déglu naa le directeur du commerce intérieur monsieur Diallo. oui mu ciy wax. di wax ne les causes mooy marché international bi moo yokk. waaw taux de fret bi yokk. par conséquence inflation beeg lépp si biir. donc yooyu ngi ci biir. su ko defee ñun li ma waxoon la mooy li nga doon am mënatoo ko am impossible te nekkul rek ci. suukar ci dafa gën a fekk parce que moo gën a fës. kon du suukar rek. waaye amul benn matériel booy jël tey moo xam kénkëri la pour la sanitaire la lépp lu ñuy importer loo xam ne rek yokkuwul amul te sax lu ci doy waar mooy bu yem ci yokku léegi dafa yegg ci raarati maanaam day dem ba day ñàkk day dootul am. kon jamono ji am na ay am na yu raar comme par exemple lan moo raar si marché bi. mais déggule moo lax kénkëri yi da ngay ñëw fekk bagage bari manqué. polo mbëri noonu tissu noonu ñi def textile barke démb. am na ay membres yu may interpellé di wax ne il faut que ñu génn. ngeen di maanaam bagage yoo xam ne ngeen depuis yëngu parce que depuis fin d'année la waroon a ñëw ba léegi ñëwul. ñoo xam ne matériel bagage su kaan lañ amoon kaan bi jeex na conteneur yooyu ba lay génn. kaan bi da jeex na moom dimanche. yooyu jeex te Sénégal moo jël coupe bi yooyu te li ci doy waar sëñ bi mooy. sa conteneur dañ koy tardeel 3 mois. yow investissement bi nga defoon yëpp tombé à l'eau parce que ki nga xam ne dafa jëloon 30 millions 40 def ko ci benn conteneur pour kaan bi ñëwul ba après kaan bi kañ lay jaay bagage yooyu. koor gaa ngi nii di ñëw ku dem jënd sa conteneur u tàndaram ngay espérer mu ñëw balaa koor nga mën koo jaay koor mois d'avril la incha allah. waaw je donne un exemple j'anticipe mu li dal ñii dal la mu tardé 3 mois déjà dans le sable la day yàqu. bu jarul ci koor gi kañ lay jaraat xam ngeen boîte nga may jaay. gëm nga ni dinañ fa àgg. mais buñ jëlul précaution yi fa lañ jëm parce que déggoo li ma la wax am na ñoo xam ne am nañ 3 mois de retard de conteneur. te nag li ci doy waar mooy duñ jël seen téléphone woo la soo leen wooyee duñ la fay. duñ la wax tooy na amul benn réparation de préjudice. te yow nag sa benn conteneur bu defoon 1 seconde port allez léegi da ngaa commencé surestarie magasinage ila axir kon jot nañu xoolaat. oui en tout cas au niveau de ACIS bind nañu ñu war a bind yëgal nañ leen
suñ jël seen responsabilité parce que mënatu la continuer. mënatu la continuer. du suukar si dong. féppay mais métti amul benn féppay élément booy métti. jël fii. te rek amul jafe-jafe. Très bien alors Omar Cissé conseil national de la consommation boobu foog ñu taxaw fa tuuti alors conseil national de la consommation amoon 31 août mois d'août jeex septembre ñëw mu jeex septembre octobre novembre décembre janvier ñu ngi ci mois de février diggante bi lan moo ci évolué. lan lañ fa wax li nga xamante ni yéen commerçants yi ak industriels yi gis ngeen ko seen kanam. teg nañ ko seen ci table bi. dafa bokk ci liñ bokk dañu fa bokk sax ci. mais su weesoo suukar si yenn fan yëpp dara doxu fa. yow yaa yey ci ne conseil national bi dañ ci war a taxaw fi ñu ci war a taxee mooy d'abord mode d'organisation bi ñu koy defee dañuy xëy benn journée la conseil national de la consommation nga naan suba yow amuloo benn terme de référence bay sukkandiku pour ñëw def loolu c'est pas sérieux. te bii passé noonu la demee conseil national de la consommation. oui war nañ balaa ñu koy tenir un mois avant ñu envoyer les termes de référence dajeeg sax kii comment dirais-je les commerçants. def ay études def ay travail yoo xam ne mooy jiitu loolu ñu xam fi ñu bëgg a jëm lan la mais gis nga bii passé dañoo ñëw toog jox nit ñi parole kii wax fii kii wax fii kii wax fii nit ñi def déclaration li ma wóor mooy bi muy ñëw mi ngi ko ndaale tapé na def nañ ko ba pare téye ko loolu conseil la. kon amul woon dialogue. waaw mais question réponse mais dañuy yéen ngeen di waxtaan ak kilifa yi ubbi léegi ñu ne dañ joxe ku nekk jox xalaatam mais man keroog bi ma toogee li ma dégg ñu wax yëpp ak bi ñu defee di discours bi le discours a été préparé un mois avant minimum loolu conseil dialogue la. kon dialogue jotul woon mais noonu loolu amul c'est-à-dire soyons plus sérieux que ça. oui c'est ça la réalité soyons plus sérieux que ça. lu toll ni conseil national la consommation su waree am. dañoo war a woo acteurs yi ñu toog ñu waxtaanee ko xool lan mooy jafe-jafe yi. te loolu ñun ñu nekk ci secteur bi ñoo koy xam ñu toog ñu càmbar ko ñu xool solution yi ñu. très bien alors jamono ji est-ce que lu ñuy wax stabilisation des prix mën na nekk. mën na comme nu ko njiitu réew mi sàkkuwee dem ci conseil des ministres. waaw du yomb nag. ñu fexe ba stabiliser prix yi. loolu du yomb parce que bu fekkee mënuñoo maîtriser le marché international loolu mënta nekk mënuñoo maîtriser l'augmentation du taux. kon loolu mënul nekk mais du tout ñaar moo mën a am. oui. benn ci ñaari. ñu yëf yi moom fu mu jaar am hausse wala mu am rupture totale parce que commerçant bi dafa jaay perte mën naa jaay bu daan am fukk mu ne mën naa am juróom loolu mën nañ ko. ah mais tamit mais quand même dañ leen di reprocher aussi yéen commerçants yi des fois daf leen di neex rek ngeen di yokk. waaw de loolu mënta nekk. daf leen di neex rek ngeen di yokk les denrées de première nécessité amoo droit def ko wala boo ko defee tam sa à risque et péril kooku fii laa koy waxee. bépp commerçant boo xam ne yaa may dégg nekk assis. oui bépp denrée boo xam ne état dafa fixé prix bi nga jaay ko mu romb loola bu la lu la ca fekk bu du assis yaa ko tey soo ko mënta jaay am ci dara toogal seetaan ko. moo tax ma ne soit ñu opté. oui yokk tant soit petit ñun ñëpp ñu mos wala ñu opté mënuñ ci am dara ñun commerçant ñu toog bañ ko indi. mën nañ nag ñun li ñu mën suñu partition bi ñu mën a indi mooy su ma daan am fukk ma am juróom wala mu am ñetti dërëm renoncer un peu à mes avantages. oui ñëpp mën a mos dara. très bien waaye nag jaay doo am dara moom. loolu moom mënta ne. très bien te nag bu ñu ko bëgg a stabiliser te mënuñoo maîtriser le coût du taux de fret mënuñoo maîtriser le coût du marché international. stabiliser les prix dana jafe. très bien alors jamono jii lan ngeen fas yéene def xam nga ñaawlu ngeen mbir mi muy waa ACIS ak yeneen kuréel yi nga xamante ni ñoo ëmm commerçant yi yokk bi àndoo leen ci benn yoon teguwul ci yoon mënoo leen comprendre ba léegi ñi lan moo ko waral lan ngeen fas yéene def situation bi. waaw non yokk bi moom muñ du ñu wax ne ànduñu ci. ah bon non yokk bi. mais pourtant man dégg naa ay yenn kuréel commerçant yi comme ay UNACOIS jàppoo ñoom nee nañ ànduñu ci. waaw non xam nga. yéen ACIS seen position lan la. xam nga dañu ne. yokk bi dama ne la ñaar moo am. oui. mënta ñàkk parce que li ngay jëndee à l'étranger dafa cher à l'international. li ngay fayal sa bagage mu ñëw dafa yokk dafa cher. par conséquent faw li nga koy jaayee yokk. léegi nag yokk boobu laa nag ñi li ñuy woo suñu membre mooy. oui nuñ ko mën a gën a wooyee faleru quitte à ce que ñu renoncer yenn avantage ñu def ko. pare ngeen pour def loolu. mais bien sûr ci loolu lañ nekk loolu sax on est obligé loolu on est obligé. man boo mënatuma am la ma daan am ci la ma daan jaay. mënatoo ko am. non mais du tout parce que xam nga nag Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk léeg-léeg nit mooy ñëw taxaw sa kanam wallahi lii nga ma ko jaayoon genn facture nga ne ko waay loolu
waaye lii la ma ñëw li nga ma la ko doon jaayee ñëw na ma ko léegi tu es obligé nga jaay ko lu yomb añel ko pour am dara moom mu dem mën nga naan su ko defee loolu moom dañuy wax ne du ñu wax ne yokk mënta ñàkk dañuy wax ne nañ ko def ak mesure très bien xaabaabal très bien am na solo ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Oumar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum njëg yeeg yooyu soxal suukar denrée alimentaire yi waaye lu ñu desee ci ay simili juróom la moo tax dañuy aborder beneen pàcc jëm ci wàllum Mali nag suñ ko waxee diggante bi ak Sénégal dafa am solo trop rawatina aussi tamit wàllum koom ndax gis nañ ni Mali li nga xamante ni moom moo di dogal yu CEDEAO jël ak tamit li nga xamante ni moom moo di coup d'état bu fa amoon moom moo tax Oumar Cissé moom ci wàllum koom ci wàllum économie ñoom commerçant yi yëg nañ ko bu baax a baax ndax lépp lu jëm ci wàllum camion malien yeeg ak camion sénégalais yi mbir mi dafa tege tamit alors Oumar Cissé situation bi jëm ci wàllum Mali yëg ngeen ko yéen. mais yëg nañ ko bu baax a baax nan ngeen ko yëgee nan ngeen di dundee mbir mi saa su nekk. mais depuis mesures yi ba mu tàmbalee métti gis nga le commerce au Sénégal. oui ak suñuy voisins maliens yi. dafa nekk mbir moo xam ne dañ ko war a xoolaat bu baax a baax a baax a baax c'est beaucoup de milliards en perte yoo xam ne ni tey état nga koy subir ci embargo bi ñu def. ci embargo bi oui. gis nga sax dañuy wax embargo bi rek mais dafa am lu ko jiitu. muy lan. gis nga Afrique péage bi ñu def nii. nga xam ne mooy sécuriser suñu yoon. di wax ne camions yi waruñoo yeb li dëgg la dañu war a protéger nos routes. oui mais politique bi ñii dañuy wax li attaque def arrangé wu leen ñu bàyyi boo demee Ghana tey xoolal tey trafic amoon fii Sénégal di ñu dugal ci ay milliards bàyyi nañ Sénégal dem nañ Ghana parce que fi tolérance bi ñu defoon dindi nañ ko. oui loolu moo jiitu embargo bi. te loolu. maanaam lim yàq ci ay emploi yoo xam la sax économie mais emploi lim ci yàq kenn xamante ñaata société étrangère ñoo doon génneel maliens yi fii dem nañ tey pour ba nga ne am congestion lu ko waral mooy conteneur yi génnoon parce que dañ leen di wax na ngeen ko génn yóbbu ko Sandiara boo ko yóbboo Sandiara 21 jours yi ñu la may jeex nga commencé di fay détention port baa ngi nii fes dell bateau yu bëri ñëw mënuñoo gaare waaye tey li daan xëy di ñëw Sandaga marché Sandaga wala dem ko ci yeneen marché yi ci ay maliens di jënd marchandise ñëwatuñu ci wàllu yëpp amatul kenn koo gis ñëwatuñu. mais boo jëndee fu muy dem loolu c'est des centaines de millions par jour nga wax Oumar Cissé mais par jour waaw léegi tey Ghana ngi ni tëjul frontière kon Sénégal dafa war a ubbi frontière am ko ubbi gis nga ndax baaxul ci suñu koom baaxul ci suñu koom wooy tey ci wàllu emploi sax dafa yàqu lu bare 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 kon commerçant malien yi doon ñëw di jënd ñëwatuñu. non mais ñëwatuñu te xam naa ne ak lii sax bu ñu ubbee bu ñu amee feneen dinañ fa dem parce que nag man waxtaan naa ceeg ay commerçant yu mag mais attitude bi Sénégal am oui dafa xaw a doy xanaa kay mais nag mbir mi métti na si Mali ak si Sénégal. waaw mais bien sûr oui métti na ci Mali ak Sénégal parce que bu méttee ci Mali li mu méttee ci Mali mooy xam nga Sénégal dafa leen gën a yombal ci commerce dafa gën a jege te daanaka c'est deux pays mais c'est un seul peuple oui kon vraiment ACIS mi ngi wax état nekkoon très bien ay doomam ñi ngi dee mi ngi yàq commerce bi ndax ay milliards la ñu perte ci lii nii ni ma la ko waxee bu ñu xëyee lundi ba dimanche man sama place boo ñëwee fekk fa ma yi ngoon ñuy liggéey di collier ay carton dem sa yaram day daw depuis booba ba léegi amatul escorte collé amatul boo ko jëndee foo koy yóbbu lu koy yóbbu loolu kenn xamul ñaata milliards la par boobaak léegi sans compter nag emploi yi nga xam ne yàq na ko te loolu mi ngi commencé depuis ci Afrique péage bi nga xam ne nii leer terme là des fois yi pays respecté ko yii duñu ko respecté Sénégal demoon na ba accaparé lépp nga xam ne flux bi fi nekkoon kenn xamul ni mu toll waaye ñu duggee ci yenn détails yi dem nañ pays yi ko doon appliqué comme ñun dem génnaat ci donc doo commencé lan mooy seen kon pays bu ne nag li gars yi wax les pays n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts oui kon su ma la déggee bu baax même sax su weesoo mbirum retombée économique yi xaalis bi nga xamante ni moom nañuy ñàkk bis bu nekk mais dafa am ñoo xamante ni dañ si ñàkk seen liggéey da ci dépendre perte d'emploi bi transit am na ay maison de transit yoo xam ne li ñu doon liggéey daanaka
sur 100 déclarations 80 yi c'est des déclarations maliennes. ah bon. mais sur 100 déclarations. mais c'est les déclarations li ci gënoon a bëri 80% yi c'était des Maliens mais ils sont disparus pas mal d'autres sont menacés de disparition. vous savez que am na ñu si commencé tëj am na ñu si commencé tëj. mais vous savez que commerce c'est toute une chaîne. oui la chaîne de valeur elle est importante. di ko tàmbalee ci ambulant bi koy emballé ba ci ki ko indi li fi nekk ci nit kenn xamul ni mu toll. transporteur bi transitaire bi intermédiaire yi commerçant bi mais c'est toute une chaîne. oui mais voilà. maintenant en tout cas ACIS position mooy dañ dem embargo bi Sénégal na delluwaat ak Mali te xam ne ay voisins. très bien. xam ne Sénégal lu bari ci koomam dafa dépendre ci Mali. am na solo. te Maliens yi dañu bëgg parce que Sénégal ak Mali wax naa la c'est deux pays mais c'est un seul peuple. am na solo appel bi am na solo man lay gërëm baax di la sant Omar Cissé da nga jeexale. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm ci ni nga ko baaxoo def ci invitation yi. ñuy wax ne lañ daan wax rek réew mi ñoo ko bokk nañ ko pencoo te bañ ko pàccoo. am na solo. secteur bi ñu nekk c'est un secteur incontournable ci économie Sénégal bi. oui. kon war na dara balaa ñu ko cee def. ñu woo les associations commerçantes ñu toog. waxtaan ak économique ñu waxtaan. très bien. parce que nag léeg-léeg ñun ñi nekk ci terrain bi dinañ xam loo xam ni mën nga ñëw tiim ak ay diplômes yu bari ak ay ndomb yu bari doo ko xam. très bien am na solo. kon nag nañuy waxtaan. oui te bañ a réeroo bu ñu waxtaanee rek bañ a réeroo. très bien li la gërëm baax di la sant nekkoon Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal moo nekkoon tey suñ gan si émission kennu askan wi mbokk tey spectateurs yi tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Mass Moub moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Ibrahima Sène ci caméra yi Ousmane Niass ak Moussa Dia jaañeen jëf